li ma wax léegi ci nasaraan tënk ko ci suñu kàllaama kocc ngir mu gën a jàll ci mboolem seen doomi Sénégal ñu ngi gërëm ñépp ci bés bu am solo bii di fàttali ni Conseil constitutionnel bu Sénégal nga xam ne moom rekk moo am sañ-sañu prononcer résultat définitif élection législative fii ci Sénégal ci décision bi mu jël le 27 novembre 2024 moo jël ci décision boobu proclamé ni ñii ñooy député Sénégal définitivement élu bi mu ñëwee ci député Pastef mu jiital ci test de liste bi nga xam ne moo jiite woon liste ba muy le député Ousmane Sonko. ca gannaaw ga nag ñu jaarale mbir mi fi ñu ko war a jaarale ci charte ndeyu réew mi li mu wax règlement intérieur assemblée faram-fàcce ko mooy réew mi soxla woon nañu feneen ñu ajandi la ñu waroon def fii te xam ni ñi fi toogoon war ko def mate nañ ko daal di dem jublu ci loola bi loolu jeexee it ñu dellu si ñëw wéyale liggéey bii nga xam ne moom la ñu askan wi dénk balaa may dugg ci waxtaan wi damay jaajëfal di dalal di ñaanal kii nga xam ne moom la ñu tabb démb muy njiitu jëwriñu Sénégal yi di Al Aminou Lo Al Aminou Lo ku ma xam la walla sax ku ma miin la ndax maa ko tablu woon mu nekk secrétaire généralu gouvernement Sénégal liggéey ci sama kilifteef at ak lu tegal mu mën koo seedeel njàmbaarteem cawarteem bëgg liggéey ak bëgg réew mi ma koy seedeel fii doonte it am na ay poñ yoo xam ne bokkuñu ci gis-gis lu mel ni koppar gi wala ñu koy wax franc CFA wala lu mel ni bor bi ak nuñ ko war a gérer keroog bi président décidé taxawal geneen kuréel goo xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci agenda bi man maa ko proposé ne nañ ko jox Mohamed Al Aminou Lo Ahmadou Al Aminou Lo ndax xam gi mu xam agenda bi ci boppam ndax agenda bi ñu ngi ko toggee ca primature moom mu ko doon coordonné sous ma supervision ma ne ko kon miin na agenda bi mun na def liggéey boobu ñiy wax ni nag cim réew démocratie boo dem ci àdduna gisaguñu exécutif bu mun a tabb gouvernement te diisoowu ci ak majorité ba nga xam ne moo ëpp doole ci assemblée ba gisaguñ ko ci àdduna ndax it ki am majorité assemblée moo war a doxal pour ki yor exécutif mun a doxal ci jàmm ñaar la benn moom moo yor majorité ci assemblée wala yoru ko mu diisoo ak ñu yor majorité ci assemblée bu ko defee liggéey bi mën a wéy te du am gàllankoor kon lu jiitu ñuy tabb premier ministre jaadu woon na président waxtaan ceeg ñi nga xam ne ñoo ëpp doole tey ci l'opposition ëpp doole ci nguur gi loolu nag yàllaa ñu ko may ñu ngi koy sant yàlla te waxtaan googu du waxtaan gu ñuy bennal ak ay ministre yu bokk ci Pastef bi waaye waxtaan bu ñuy waxtaanee ndax Pastef dafa di parti bu organisé am président am bureau politique am conseil national am COMEX waxtaan gu ñuy waxtaan la ak parti ba te ñu koy teg nag ci fan la ñu bëgg a jëmale Sénégal ensemble du ay poste ñuy séddoo loolu taxul jóg Pastef waaye ndax d'accord nañu ci ñu war a gérer boru Sénégal bi ndax d'accord nañu ci ni ñu war a wéyalee solution yi ñuy ut pour yombalal Sénégalais yi dund gi yooyu yëpp ak ndax d'accord nañu ci ni justice di doxee ci jub-jubal jubbanti ak li nga xam ne
mooy nu ñuy fexe ba jaadul nekkinu ñi jiite réew mi seen digganteeg askan wi loolu yépp dafa laaj waxtaan donte nag benn étape romb na ci bu am solo waaye ba léegi ci sensu responsabilité ak bëgg réew mi ak bëgg lu koy dalal ba tey jii kii jiite réew mi bu ñu woowee ne dafa bëgg ñu waxtaan ci yépp dinañ ci waxtaan ak moom buñ ci déggoo ñu gunge ko ci gouvernement te continuer wéyale lu mu fi andi ci assemblée muy lu baax ñu jàllale lu ñu jàpp ni dëppoowul ak intérêt réew mi ñu ne ko lii baaxut mbokk yi ñu ngi am mbégte teew fii ci bés bu am solo bi di bés boo xam ne suñu mbokk yi ñu bokkal réew mi te nekk ci diine chrétienne ñu ngi jóge ci li ñuy tuddee Pentecôte ak doxu Popenguine di bés bi nga xam ne jullit ñi tey ña nekk féete penku ñi nga taxawaay Arafat ci nekk fii ci ñi ko mën ña ngay woor di bés bi nga xam ne moo jiitu bés bu mag boobu ci jullit ñi di bésu tabaski yàlla nañu yàlla may yoolu bés bi te yokk ko ci lay defar Sénégal ci jàmm ak dal mbokk yi ay fan ci gannaaw ba àjjuma bii ñu jógee yàlla def na maa nekkoon premier ministre Sénégal la ma fa liggéey mënuma ko tënk fii yépp waaye dama ko doxaloon ci lu méngoog li nga xam ne mooy wooteeg Pastef ndax Pastef dafa am xar kanam dafa am identité Sénégal yépp xam ko ba ca njëkk mooy jub ak jubal ñaareel bi mooy moom sa bopp lépp lu ñuy wax souveraineté te dàqontewul ak ubbeeku ci àdduna ñetteel bi mooy yërmande ci askan wi ñu wóolu moo tax ci ñaari at ak la tegal yi ma ne ci bërëb bopp boobu liggéey nañ ci loo xam ne wax nañoo ak Sénégalais yi liy dëgg ci bor bi nga xam ne nëbboon nañ ko te mu doon gàllankoor gu rëy ci Sénégal bu ñu ko continué woon nëbb la nga xam ne bëggoon nañ ñu ko forcer te ñu jàpp ni du intérêt Sénégal mooy li tubaab di wax restructuration taxaw nañ ci temb ne lii baaxul ci réew mi waaye yemuñu ci foofu góorgóorlu nañu ba taxawal li ñuy wax plan de redressement économique et social mooy naka la ñuy def ba donte dono bi xaw naa diis nañ def ba jubbanti ko waaye liggéey nañu it ci lépp loo xam ne day defaraat diggante ñiy jiite ak sénégalais yi ndax sénégalais li ñuy xarabee toujours ñuy jiite mooy nguur lañ fi nekkee séddoo alalu réew mi damm li waroon dem ci askan wi ci hôpitaux yi ak yeneen yi ñu damm ko seen poos moo tax lépp lu jëm ci xeex nger ak li ñuy def ci marché public yi ak yeneen taxawee nañ ko ci ñaari at yi damay wax ni sama jóge primature dama ciy sant yàlla ndax bunt bu yàlla bu ubbeeku waaye lenn rek laa ci ragal mooy li taxawoon yépp di xaar Sonko jóg pour ñu mën a song mbir mi delloowaat fi li ñu fi doon xeex tey amaana ñu am porox ndoll bu ndaw waaye du porox ndoll bu rëy ndax assemblée ngi fii te ku fi def lu fi deful di nga ñëw fii la yokk assemblée nationale liggéey nañ it ci liy jàppale sénégalais yi ndax jafe-jafe yi nu muy tar wàññi naa fi njëgi ñetti yoon te bi ñu demee ba guerru Iran am ñu ne faw ñu yokk ministre yi ñëw def liggéey ñëw ne ma faw ñu yokk parce que suñu yokkul du baax dama leen du ñu yokk état bi mooy xool nu muy góorgóorloo ba li may wàññi mu wàññi ko ci moom bu boobaa li ñuy yokk it du bëri waaye mënoo jël impôt yi yégal ko ba ci kaw état bi bëggul bàyyi dara ci bosam ba pare nga ne lépp nañ ko delloo ci askan wi lépp lu jëm it ci aar askan wi ci li nga xam ne mooy suñu gëm-gëm suñuy aada bokk na ci loi boobu nga xam ne andi nañ ko fii assemblée ngeen wote ko ci lépp lu jëm ci borom ñaari tur yi bokk na ci li ñu liggéey fexe nañ it ci waxtaan toujours ak jëflante ci lépp lu jëm ci liggéeykat yi syndicat yi donte
amoon na quelques jafe-jafe ñu fexe ba am pacte de stabilité te doon ko saytu nu mu gën a rafetee pour réew mi am dal ñu mën a jublu ci liggéey bi. ñoo ngi doon yeggali ay réformes yu mag a mag bokk na ci nu ñuy def ba soppi modèle économique ak modèle développement bi nga xam ne 1965 ba léegi dañ ko 1960 ba léegi dañ ko imposé te baaxul ci ñun ci lu bëree bëri loo xam ne dégg ngeen ñu liggéey ci lissage yu dépenses publiques yi mooy li ñuy jël yépp 6 000 milliards yi ngeen di voté fii est-ce que lépp fi mu war a dem fi ñu ko yóbbu priorité la ci réew mi ak lii nga xam ne mooy actif yu bëri ju liggéey te mu justifier bor bu bëri bi nu ñuy def ba mu jëriñ réew mi ci recyclage wala valorisation ak yeneen yoo xam ne suñ ñu bàyyi woon ñu yeggali ko beneen modèle de développement la ñuy finaliser mun a teg réew mi ci yeneen raay ñu am yaakaar ni ñi fiy toog dinañ ko def waaye li ma gën a yitteel mooy renégociation yi nga xam ne ñoo ngi ko doon def te yàlla may ñu ci ndam yu rëy a rëy dégg ngeen li ñu récupéré ci gaz bi ak Cosmos li ñu doon yeggali ci ICS li ñu récupéré ci marché public yi ak yeneen ñuy am njort ni sous la pression des lobbies yi nga xam ne ñaari at yëpp ñu ngi taxaw ne faw Sonko teggi tànkam ci li muy def ñu ngi am yaakaar ni gouvernement bii ñëw du cédé ci pression yooyu ba ñu delloo Sénégal gannaaw. mbokk yi di ngeen ma may balaa may sori ma jaajëfal kenn ci doomu assemblée bi muy président Malick Ndiaye. président Malick Ndiaye lu waay yàqoon ci gis-gis bi sénégalais yi di am ci jikko homme politique defar nga ko ci sa taxawaay. wane nga ni politique dàqantewul ak ngor dàqantewul ak kóllëre dàqantewul ak dignité te it du lu ñu bett ndax damay fàttaliku ni El Malick bi muy ñëw ci parti bi su ma juumul 2015 wala fin 2014 daf ma ne man maa leen jiitu ci patriotisme man dama tudde woon sama bopp le patriote boobu Pastef amagul te it dafa yàgg wax lenn man je suis un soldat du projet fu ma projet bi soxla rek maa nga foofu. lii ñu def soxlawuma ko woon proposé waxuma ko moo ko décidé boppam man it jëluma ko ngir bëgg ndombal tànk waaye dañu xam ni liy intérêt stratégique gu projet bi fi mu toll nii bu ngeen nekkee ci politique yàlla def ngeen yor parti politique bi ëpp doole ci Sénégal yàlla may leen leader bu ëpp dayo ci Sénégal moo wax ko nag te laal ñu fal président ñu joxoñ président ci fukki fan askan wi nangul ñu ñu joxoñ ay député askan wi nangul ñu jox ñu majorité loolu bu amee day doon malformation politique que jëmm jooju absent de l'architecture institutionnelle d'un pays comme le Sénégal te loolu mooy intérêt réew mi mooy andi dal ba kenn ku ne xam sa bopp mooy intérêt parti bi mooy intérêt assemblée bi looloo tax El Malick nangu ko te may jaajëfalit liggéey bu am solo bi mu def ci assemblée bi te dinañu organiser waat ci suñu biir ba mu mën a wéyale liggéey boobu moom ci boppam
ndax man nekkoon naa député fii ci assemblée bi 13e législature yàggul ndax 14e bi ñaari at la def donc ci ñetti at la woon moom gën saa gudd at ak lu tegal tuuti la jiite assemblée bi waaye ku xool assemblée bi xam ni wute nag li fi nekkoon def na ko ci defaraat assemblée bi moderniser ko def na ko ci toppatoo ñiy liggéey ci assemblée bi au-delà des députés def na ko it ci jëmmal assemblée bi jëmmal Sénégal sur le plan international kon président El Malick jërëjëf di wax jërëjëf it mboolem seen député yi nga xam ne tey jii delloo nañ seen kóolute yëkkati seen kóolute delloo ma ko sas la wala sasati la te bu soobee yàlla niñ ko yàgg a waxee rek du ñu wor sénégalais yi du ñu wor député yi waaye ma beral it jaajëfal ci député opposition yi nga xam ne jël nañu seen confiance teg ko ci ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. ma daaneel gërëm yi ci suñu frère Ismaïla Wane Ismaïla fukki at wala lu tegal ñi ngi ci politique yàgg ñëw fekk la Podor nga yàgg ñëw Ndakaaru ñu ànd ci liggéey bi su ñuy wut patriote wala di ko wër ku dajeek Ismaïla jàppal patriote ngoog mbokk yi sama waxtaan dama ko tënk ci li nga xam ne askan yépp rawatina askanu Sénégal dañ ko soxla moo li ñuy wax la morale en politique mooy jiital jikko ju baax ci lépp looy def ci wàllu politique ndax dañoo dem ba foo tudd politique rek sénégalais yi ne mooy wor mooy weddi sa kàddu démb mooy defante naka sudul noonu nun nag Pastef ñu ñëwoon woote ni dañoo ñëw pour loolu ñu jóge fi loolu rek moo tax sénégalais yi bëgguñu bis bu fi jógee rek sénégalais yi won ñu gannaaw kon jikko yi mooy lépp ci politique nguur responsabilité warul tax mukk ñu fàtte ni li ñu diggante ak nit ñi mooy sàmmonteeg jikko yi rafetal diggante yi sàmmonteeg suñu kàddu di waxanteeg sénégalais yi dëgg saa su ne ci bu méttee ak ci bu neexee loolu moo tax ñu nekk fii loolu boroom xam-xam yi ci wax bari na waaye ma tënk ko ci boroom xam-xamu réew mi lii ci politique président Mamadou Dia wax na ci loo xam ne te mu jëmmaloon ko ba keroog bi ñu koy pexeel ne réew moo xam ne ñay jiite réew mi jiitaluñu jikko réew moom mënul am mucc yàgg naa ne wax ni réew yi li leen di wutale mooy jikko ci ni ñuy gérer réew ma am na ñoo xam ne bokkuñoo ak ñoom gëm-gëm bokk ñoom diine am na ñoo xam ne sax dañ naan kenn mënul xàmme lan mooy seen diine te tey ñu raw ci àdduna bi ci développement waaye boo demee seetlu lan mooy différence bi dafa am benn imam boo xam ne Égypte la ne woon jàppatuma kan la ci peut-être imam Kishki la wala keneen daan wax yu tàng jëmale ko ci tubaab yi ak occidentaux yi ba benn at mu feebar bu métti ñu ne ko faw rek nga dem faju ji mu bañ ñu forcé mu dem Londres faju fa ba yàlla def nag yaram bi xaw a dal bi mu dellusee ñu dar ko ci aéroport ba ne ko loo gis ba nga demee foofu yow da yaa doon wax lii ci tubaab yi mu ne leen ba ma fa demee dama fa fekk ay nit yoo xam ne du ñu jullit te yor jikko jullit ñun ñooy ay jullit yor jikko safaan wa kon jikko yi nga xam ne suñuy gëm-gëm muy diine islam muy diine chrétien muy sax suñuy gëm-gëm traditionnel parce que ba ca ceddo ga dafa amoon ay valeurs yu dëgër yoo xam ne moom la ñu gëmoon jikko yooyu am na ñoo xam ne bokkuñoo ak ñoom gëm-gëm ñu ngi dund jikko yooyu di gis njëriñ gi te ñun ñi woote loolu mu manqué ñu lool moo tax gisuñu njëriñ gi les bonnes valeurs sont universelles ku ko appliquer gis résultat ba
loolu moo waral doxalinu Pastef ci politique gu Sénégal loolu moo waral it ñiñ ko séqal toujours dañuy am jafe-jafe xam lan mooy Pastef ak naka la ñuy jàmmarloog Pastef parce que ñoom ña nga ca politique booba politique boo xam ne naxante warante wurjante weddi sa kàddu démb nun newuñu ci loolu nun pour ñun politique jaamu yàlla la teg lenn loo def ci politique di nga ko layoo amul lenn politique loo xam ne mbirum àdduna kese la amut loolu mooy Pastef te lii nga xam ne nag kóolute la guñ ñu dénk fii ci assemblée nationale ma dalal xel yi jëluñu ñëwuñu assemblée nationale pour xeex Masamba wala Mademba ñëwuñu jël assemblée nationale pour créer crise ci réew mi ndax boo seetee yàqkat yépp ba ci reportage tubaab yi inquiétude sur l'avenir du Sénégal crise institutionnelle en vue ñu dem nekk ci nopp président nag naan ko nag jógal ci sa bopp waa ji da lay coup d'état l'opposition loolu lay wax ñenn ñi nga xam ne woote nañ seen bopp société civile te lu yàqu réew mi seen loxo mi ngi ci ñenn ci ñoom laa wax loolu la ñuy essayer ruux fexe nag di jël loolu dugal ko par voie de presse pour mu taxaw ci bopp Sénégalais yi cohabitation yàgg naa am na France am na Allemagne États-Unis sax président mi mandat bu perdre congrès bi cohabitation lay am te bal tàkkul deret tuuruwul kenn ku ne constitution moo ne lii mooy sa attribution nga doxal ko kon li ñu war a njëkk a génn ci bopp Sénégalais yi mooy président buur la boo xam ne su amul cëru yàlla jege na yàlla déedéet président dafa am ay attribution constitutionnelle parlement am ko kenn am ko kenn ku ne na doxal li muy doxal te teg ko yoon jàmm ne ñooy kon ñun ñëwuñu fii pour créer des crises institutionnelles ñëwuñu fii pour xeex président de la république wala Masamba wala Mademba waaye nag lii nga xam ne moom la constitution wax ni mooy pouvoir ak prérogative bu assemblée nationale muy benn cër ci réew mi moo xam ne moom rek moo mën a tere réew mi nërmelu bu dee dañu am nguur goo xam ne mànduwul wala yéenewul jàmm ci réew mi benn moomu moo ko mën loolu di prérogative assemblée nationale dañ ko doxal ba mu mat sëkk dañ ko def avec responsabilité ci teey ci dal ndax ku ñu xam-xam ni réew mi rek la ñu bëgg dara luy gàllankoor réew mi duñ ko def loo ñu fi andi ni ma ko waxee léegi bu méngooweeg intérêt réew mi wasalaam wa imma ñu def li ñu war a def waaye nag assemblée nationale dafa am ay prérogatives yu am solo yàgg nañu gëmloo Sénégalais ni assemblée nationale dafa war a toog di xaar rek loi buy am na jóge ci exécutif déedéet te assemblée nationale bi jël na initiative de la loi kon la ñu war a def ci réforme lu ci jóge ci exécutif wasalaam lu ñëwul it assemblée nationale dina ci def lim ci war a def li nga xam ne war nañ koo def ci contrôler action gouvernementale ndax xam naa gouvernement bi de xam naa dossier ya la ma fa doon bloqué ne lii du fi amee xam naa ko la fa jot a rëcc xam naa ko wax naa leen fii keroog ni bëri na ay ministres yoo xam ne bind naa leen ay demande d'explication bàyyiwuñ ma fu ma ko yeggale assemblée bi loolu ci ay rôle am la muy saytu ba lépp lu jaarul yoon ñu woote fii ci penc bi nga xam ne ndaw réew yi ñoo fi toog ñu leeral ko waaye assemblée bi dina fi nekkal réew mi nekkal fi kàddu réew mi loolu mooy gis-gis gi ñu am ci assemblée nationale ak ci liggéeyam jikko nag ci politique wax naa léegi li ci Mamadou Dia wax waaye mboolem seen suñuy kilifa diine wax nañ ci su ma doon jukki mun nañ ko génne ci bind yu bari ma wax ci benn rek muy kii nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu wax ci wax ju am solo rawatina ci jamono jafe-jafe mooy kii nga xam ne da nga woote njiit
non seulement li nga xam ne mooy li rafet ci yow nga wanewoon ko ba ñu nawee la ci nga des ci loolu waaye nga mun a ànd ak dal ak tey ak muñ ci bépp jamono. kon loolu waxuñu ko ci wàllu la jëm ci julli wala woor waaye dañ ko wax ci lépp li nga xam ne dafa jëm ci muamalaat ci li nga xam ne mooy jëflante diggante nit ak nit li nga xam ne mooy jëflante ci li bokk ñëpp bokk muy intérêt général. kon jëfin ci politique lépp jikko ju rafet la lépp jikko ju rafet la la ñu tardel yépp mooy ñàkk jikko ju rafet ci politique ak gëm ni politique mbirum naxaate la mbirum saay-saay la mbirum muusante la naam ku nekk ci politique di nga def sa stratégie pour egg fi nga jëm waaye na nga ci ànd ak di bàyyi xel ëllëg ndax lépp loo def ci wàllum politique hadis dafa ne kullukum raayin wa kullukum raayin wa kullukum mas'ulun fi raayatihim hadis bi dafa ne kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te sàmm bu nekk danañ ko laaj ëllëg ci li mu doon sàmm ñu ne ki nga xam ne père de famille nga lan lañ laaj mooy sa njaboot ndax yaa ngi leen doon tette ci lu baax wala ndax da nga doon julli di leen bàyyi ndax jàngaloon nga leen diine gi nga gëm ba mu jeex ki nga xam ne chef de quartier ba la ki nga xam ne chef de village ba la ki nga xam ne maire la commune ba ki nga xam ne président de la république la moom ngay askan wi yépp 17 millions de sénégalais ñu ne yowmal qiyam balaa ngay def benn jéego nañ la ne sénégalais bu ne nañ la ne noo defoon ak moom kooku du caaxaan nañu bàyyi fooye suñu xel lu diis a diis la kon nañu dellu ci jikko yi te jiital ragal yàlla ci ni ñuy yoree réew mi ak ni ñuy défendre intérêt askan wi ma daaneel sama kàddu ci wax ni dinañu jublu ci liggéey bi nag teg ko ci farlu fii nga xam ne président El Malick fa la teg mbir mi dinañ góorgóorlu ci ful ko andi ci lépp li nga xam ne suñu xam-xam la ak suñu expérience en tant que député ndax li fi nekk yépp ci député jiitu naa leen fii nekkoon benn député ci kanamu pouvoir dinañu andi suñu expérience donte lu gàtt la en tant que maire dinañu andi suñu expérience en tant que haut fonctionnaire bu servir pendant 15 ans l'État du Sénégal dinañu andi suñu expérience en tant que chef de gouvernement pendant ñaari at mu may ñu xam lan mooy les dossiers de l'État loolu yépp ñu boole kook nag li ñu yàlla may ci wàllu politique ànd ceeg 165 députés yi nga xam ne ñoo nekk ci Assemblée nationale bi pour porter plus haut le flambeau de l'Assemblée nationale ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter une bonne fête de Tabaski asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de travail de nos prochains travaux. La séance est levée.